asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci seen teewaay fii ci télévision nationale di leen dalal bu baax ci seen émission Covid 19 mbas mi tey nag sunu ganu bés bi mooy docteur Sokhna Ndiaye moom pharmacienne la tey dañuy waxtaanee mbirum garab yi ci mbirum Covid 19 bi mais également port de masque bi ndax xam na ne léegi masque yi dañu ne ñëpp war nañ ko takk ndax dina am lu doy ndax ñëpp mën nañ ci am yëpp leeral yëpp dinañ ci ànd bu ci kaname ak docteur Sokhna Ndiaye balaa loolu nag dañ def li ñu def saay su ne mooy dellu fële sa ministère de la santé indi leen le point du jour maanaam feebar bi tey naka la fiy taxawee si sunu réew ñu ànd si ak directeur de cabinet. tey bésu mercredi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi ma leen di waaj a lim ci ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari test yi ñu def fanweer ñoo ci positif maanaam ñaar fukk ak juróom-benn yi ay contact lañu ñeenti cas yi di ay cas communautaire yi ñu gisee fële ci Touba fukk ak benn ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey yeneen malade yi des ci hôpitaux yi ñu ngi am tan te benn cas grave amul ci suñu structure de santé yi ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi Sénégal wàññi na ñeenti téeméer ak ñeenti fukk ak ñaari cas ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñetti wër nañu juróom benn yàlla nangu na seeni bakken kenn ki ñu évacué waat ko mu des téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar ci suñu structure hospitalière yi démb mardi ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril bi ñu nekk Sénégal wàññi na juróom benneel yi deseem ci mbas mi ministère bi gàlloo wërgu yaramu askan wi ak action sociale mu ngi dolli di ñaax population bi pour ñu sàmmonte ak digle yi ñu joxe. ok mu doon directeur de cabinet docteur Aloyse Waly Diouf moo ñu defal le point du jour tey may fàttali nekk rek chaque jour bés bu nekk Aïssatou François Seck moo ñu fay teewal bés bu nekk ngi defal leen le point du jour en direct foofu sa ministère de la santé nu dellu nag si sunu gan bi di ko dalal bu baax docteur Sokhna Ndiaye si émission Covid 19 mbas mi di wax ne que tey vraiment doon ñëw ngir waxtaanee mbirum masque yi ak garab yi si mbirum Covid 19 bi mais balaa loolu nu bëggoon nga wax nu rek sa xalaat si mbirum point bi noo gisee tey résultat yi xam ne mooy chiffre yoo xam ne jox nañu ko tey. salaamaaleykum Ramata maa ngi lay nuyu ci invitation bi résultat yi niñ ko gisee tey ci suba bi ma déggee résultat li ma njëkk a def mooy xool ni samedi ba léegi rek am nañu téeméeri cas samedi maanaam juróomi fan am nañ ci téeméeri cas buñ ko xaymee mooy presque quart malade yi ñu am bi épidémie bi commencé 2 mars ba léegi. kon nag épidémie bi mi ngi dem bu baax a baax a baax a baax parce que téeméeri cas yi ñu am samedi ak léegi il faut ñu trouver leen téeméeri lal ci hôpitaux yi xam nga bi ñuy commencé maladie infectieuse ne woon nañu ne am nañ capacité 30 lits kon boo xoolee téeméeri cas yi ñu am ci juróomi fan yi wane na ni bu baax a baax a baax bu ñu moytuwul rek suñu capacité pour jël en charge maladie dina poser problème. dëgg la loolu tax sax finalement depuis lundi macha allah nous imposer le port du masque comme mesure barrière pour aar suñu bopp aar nit ñi si mbirum Covid 19 bi si loolu nag dañuy dellu foofu sa Matam ànd si ak Fatimata Banel Ba nu wax nu mesure bi foofu naka la fa taxawee. ginnaaw arrêté ministre bi nga xamante ni dogal na ni léegi ñëpp dañoo war a sol ay masque fii ci diwaanu Matam askan wi moom ñi ngi jéem a def seen kéemtulaay kàttal ngir matal ko. ñu ci bëri ci ñoom nag jàpp nañ ni bu ñu takkee masque yi dina wàññi li nga xamante ni mooy wàllaate bi jëm ci feebar bi di Covid 19. yoon la comme maanaam day wàññi li nga xamante ne bii maanaam moom la ñu bëgg muy dellu ginnaaw li nga xamante ne bii mooy li fi nekk xam nga looloo tax mu am solo lool. masque yi moom wax dëgg yàlla dara tane ko ci waaw masque yi moom
li may conseillé nit ñëpp rek ñoo commencé xeex corona bi di takk masque normal. man toujours maa ngi sol toujours maa ngi sol fekkee lii mal nii toujours maa ngi sol daal ay poussière bi mal yeneen feebar yi. donte région bu Matam ba fii ñu koy waxee amul benn kaw coronavirus ñi nga xamante ni bii ñoo ŋànk wàllu kaaraange gi ci diwaan bi ñoom ñi ngi taxaw tem ngir xeex lépp loo xamante ni bii mën na ko fi indi donte nag mesures yi ñoom teg nañ ko faaw nit ñi matal ko. ministre de l'intérieur dafa jël benn arrêté bu ne léegi képp ki nga xamante ni da ngay génni ngay dem ci yenn lieu public yi na nga li la war mooy nga sol sa masque que muy service yi que muy yenn institution privée yi et cetera et cetera. ci kaw loolu tamit lépp lu ñuy wax sunu mbokk yi am te ñoom ñoo nekk fii ci région de Matam nañu wàccoo ak mesure boobu vraiment ñu sàmm ko bu baax a baax képp ki am te jaa ngi génn jaa ngi dem marché notamment jigéen na nga takk sa masque. waaw kay yéen ñoo ko déggantoo foog ñun ñëpp ñu takk sunu masque waaye nag docteur Sokhna Ndiaye yow mi di pharmacienne préoccupation maanaam soxla nit ñi ñoom ñëpp seen problème mooy masque yi dafa xaw a cher te yéen a jaay masque yi naka dafa demee noonu. waaw masque yi xam nga Ramata façon masque yi dafa bari effectivement ci suñu pharmacie yi masque yi ñu tàmm jaay mooy masque yi ñu tuddee masque chirurgical foog naa ñu bari xam nañ ko moom la chirurgien yi tàmm di takk bu ñuy opérer pour protéger malade bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy opérer ak masque yi nga xam ni OMS bi Covid bi commencé moom la ñu wax ne masque yooyu ci lañu homologué surtout au niveau du personnel médical muy masque FFP2 masque yi nag Ramata dëgg la am na jafe-jafe ci ñun officine yi parce que ñi ko daan indi ñi ko daan jënd ci ñoom muy ay structures yoo xam ne dañuy def matériel médical daanaka bi Covid bi ñëwee ba léegi ñoom dañu manqué les masques yi dañ ko manqué les total du coup te xam nañ tamit ne monde bi yëpp dafa manqué masque gis nañu xeexu pays développé yi ci masque yi ñu doon produire masque yi surtout di Chine ñoom la feebar bi njëkk a dal seen usines yi taxaw masque manqué donc loolu xam naa ci yokk prix yi ci la bokk rax ci dolli nag avion daanaka amatul te prix transport avion yi ñëpp xam nañ ni dafa triplé kon ñi nekk ci marché bi di indi masque yi liñ ko daan jote yokk na te ñoom ñoo ñu koy jox donc ñu nit liñ koy jaayee forcément gën na yokk liñ ko daan jaayee avant Covid bi donc loolu moo indi problème mu masque yi ak manqué bi am ci pharmacie yi. waaw c'est vrai que bu ñu xoolee mbirum déjà disposition bi c'est-à-dire que est-ce que dina mat wala du mat ak prix yi gis nañ tamit Sénégal ñu ci bëri léegi dañu tourner si marché yi nga xam ne dañ koy def de façon artisanale yéen seen xalaat yéen en tant que nekk si pharmacie yi lan ngeen xalaat est-ce que xalaat ngeen ne mën ngeen jàppale nit ñi si ñu mën a jot si masque yooyu. waaw xam nga pharmaciens yi moom toujours dañuy anticiper. Je pense que ministre du commerce def na le professeur Mbagnick jaar na fi démb ministre du commerce def na réunion ak suñu grossiste répartiteur pharmaciens yi nga xam ni ñoom ñoo ñuy jox garab ñoo ñuy jox li ñuy jaay ci pharmacie yëpp. Et je pense que nous on est disponible je pense que grossistes yi réaffirmé nañ ko masque yi nga xam ni homologué nañ ko ñu d'accord ci ak ministère de la santé ñu distribuer ko ndax li ma lay fàttali toujours mooy pharmaciens yi dañu nekk toujours avant-garde. gel yi nga teg nii tey bi Covid bi commencé pharmaciens yi dañu taseeg ministre du commerce ñu décider bàyyi suñu marge yi amoon ci gel yi amuñ ci lu dul une petite marge sociale pour que population yi ñëpp mën ci jot démb tamit bi grossistes yi demee ci réunion bi proposé nañ ko ministre bi parce que avantage u pharmacie yi mooy ba ci gox-goxaat tey mat nañu junni ak ñetti téeméer lu topp ci pharmacie yoo xam ni dem na ci ba ci gox-goxaat yi kon li pharmaciens yi mën a def tey jouer rôle boobu amul benn organisation bu ko mën a def pour que ki nekk fi gën a sori ba ci communauté rurale bi bu génnee dugg ci pharmacie jënd masque am donc pharmaciens yi taxaw nañu ne masque yooyu buñ ko homologué jox ko grossiste yi ñun incha allah dinañ ko jaay. kon xalaat ngeen ne masque ak artisanat yi xam ne dañ ko defal local mën na nekk alternative mën na bokk si. mën na nekk alternative parce que wane nañu gis nañu masque yooyu même pays développé ñu ngi koy utiliser. seulement masque yi dañ ko war a normer. te heureusement invité ngeen fi keroog à la télévision. koo xam ni moom mooy directeur général normalisation. mu ne mi ngi liggéey ak ay tailleurs. ak ñoo xam ni dañu def des regroupements de tailleurs. et que masque bu ñu normaliser dinañ dem ba def ci cachet. donc masque yi xam nañ niñ koy defaree jox nañu modèles yi tailleurs yi et ñun yooyu tamit disponible nañ parce que
xam nañ ni masque yi ñuy jaay pharmacie masque classique yi suñu bëggee couvrir toute la population ñëpp duñ ci mën a jot kon ñun disponible nañu jouer suñu rôle santé publique ni ñu koy defee bi mbas mi commencé ba léegi justement yaa ngi wax lan mooy rôle pharmacien yi ndax du jënd ak jaay bi de yaakaar déedéet sori na foofu pharmacien xam nga Ramata invité nga fi professeur Dieye yàggul moo yore laboratoire invité nga fi Magny je pense que fan yi yëpp ñu ngi wax ci professeur Souleymane Boub ak laboratoire IRSF ñëpp ay pharmacien de kon suñu rôle ci mbas mi mooy suñu rôle traditionnel ñun en tant que agent de santé publique prévention ak conseil moo ñu tax a jóg kon lu mel ni épidémie bii gis nañu ñoo xam ne nekkuñu santé sax nekk ci kon ku ñëw rek ñun dañ yaakaar ni pharmacien yi ñun nga fekk si partout dans le Sénégal ci gox-goxaat bu gën a sori pour ñu jox le conseil bi nga xam ne moo approprié ak yow kon ñun suñu rôle du jaay rek wax naa la ko ci gel yi wax la ko ci masque yi di ñëw wax la ko ci conseil yi parce que bu ñu fàtte ni à la limite pharmacien ci sujet à risque la ñu bokk parce que jàpp naa ni ku yëg dara surtout ci symptôme Covid bi ni mu mel nga xam ni sëqët la yaram bu tàng souvent nit ñi pharmacie la ñu njëkk a dem kon nag bu ñu ñëwee jël nañu suñu matukaay pour conseiller leen essayer leen orienter en tout cas saa yu ñu waxee dañuy sëqët suñu yaram dafa tàng dinañ am tuuti tic rax ci dool lii gis nañ ni am na feebar yu baree bari yoo xam ni mbas mi da koy yokk donc léegi bu ñu jaayee ay nit ñoo xam ni dañuy am diabète dinañ leen wax ni yéen ci sujet à risque yi ngeen bokk fexe leen ba wàññi seen génn bu leen génn lu bari suñu jaayee ko am hypertension noonu ku ñu jaayee ko am insuffisance rénale noonu donc suñuy conseil ci suñu ginnaaw comptoir li ñuy joué dafa bëri lool avant Covid di ñëw bi Covid bi ñëwee nag la yokk. am na si solo lool mais ñu wax tamit si garab yi parce que ñu ngi laam-laamee ne que am na ay garab yu manqué démb comme ni nga ko waxee professeur Mbagnick am na lu mu si wax léegi yéen mi nga xam ne am ngeen ay grossistes répartiteurs ndax garab am na amul naka ngeen def pour organiser wu si Covid 19 bi parce que naam am na ay garab yoo xam ne dañ koy soxla pour traitement Covid 19 bi mais am na ay garab yoo xam ne am na yeneen feebar dañ koy soxla naka ngeen si taxawee. Ramata garab am na alhamdulilah rabbil alamin parce que chance bi ñu am mooy suñu grossistes répartiteurs yi. seen stock minimum dañuy am stock bu 3 mois ci médicament Covid bi mi ngi commencé le 2 mars li ci am ba des nag mooy rapidité bi ñu doon amee seen approvisionnement gën na yéex loolu léegi moo tax ñoom dañoo anticiper grossistes yi daan but stock bu 3 mois actuellement ci seen commande yi ñi ngi koy yokk bu 6 mois parce que gis nañu ni ñu daan collecté garab yi avec le confinement dafa gën a yéex donc délai bi ñu daan am pour garab bi jóge France jël voie maritime wala mu ñëw par avion ba yegg si dafa gën a yéex prix yi yokk na pour ñoom grossistes yi seen frais d'approche yi dafa yokk de façon considérable parce que xam nañu bu ñu jàppee lu mel ni avion liñ daan fay par kilo bu doon 3 euros la actuellement ñi ngi presque 9 euros te xam nga médicament ñun mënuñu ko yokk c'est des prix qui sont fixés par l'État du Sénégal, le ministre de la Santé, le ministre des Finances. Doliprane bu doon jar 1000 francs mënuñu ci yokk 1000 francs même ak frais d'approche yi de ce fait grossistes yi malgré loolu yëpp malgré difficulté yi ñu am fekk ñi ngi góorgóorlu pour manquer médicament bañ a am ndax Covid bi naam feebar la waaye nag à côté maladie dafa bari lool te il faut que maladie di mën a continuer di ñëw pharmacie di jël seen ay médicaments kon loolu vraiment ñi ngi ciy góorgóorlu suñu grossistes yi ñi ngi ciy góorgóorlu malgré impact bi ñu am malgré pharmacien d'officine yi impact bi ñu am parce que Ramata xam nga ni Covid bi képp kuy structure rek lu mu tuuti di nga impacté kon pharmacien yi dañuy impacté bu baax a baax ci Covid bi waaye du tee xeex bi ñu war a xeex nekk au devant de la scène ñu ngi koy xeex pour fexe ba maladie bi reculer bu baax a baax pour fexe ba jox population yi conseil approprié yoo xam ne bu ñu jógee pharmacie dina gën a respecter seen ay mesures barrières dina mën a fexe ba respecter distanciation ba nga xam ni wàllante bi du gaaw
jërëjëf docteur Sokhna Ndiaye ñu dem si beneen aspect encore tey nag dégg nañ benn information ba xam ne naan hôpital principal am na fa cas Covid 19 am na fa malade bu nu wàll ak yooyu ñu indi si tey ay leeral ak directeur hôpital bi si boppam général si boppam moom moo directeur hôpital bi moom moo indi ay leeral fii Aïssatou François Sène moo nu demaloon foofu sa hôpital principal. damay bàyyi d'abord ma sant leen gërëm leen ci li ngeen ma may. ma mën a leeral lu bari ndax ñi seen xel dal ci li fi xew beneen bi mooy massawu ñi nga xam si lii dal na ci seen kaw mbir mi nag lu am la dimanche ci ngoon la xew boori 4 heures dafa benn malade bu nekkoon fii dafa naa ñaari tànk yëpp a damoon dafa accidenté am na fi ñaari weer balaa xew-xew bi am ñu xool ci dimanche ngoon rek mu commencé am yaram bu tàng yéen am ay mitit mais terewul sama liggéeykat yi seen xarañ saytu ko fekk ni dafa am doomu jàngoro ji ndax képp ku ñu yaakaar ni jigéen nga ko wala laal nga ko dañ la war a saytu ñooñu bu ñu ko seetee ñetti nit lañ mooy ñi liggéey ci service bi malade yoo fa nekkandoo la nga xam ne fukk ak ñett lañu ak ñi doon gunge malade yi di juróom-ñeent donc boo ko seetoo ñu ñeent fukki nit ak juróom-ñaar ba ñu leen saytoo yàlla def ñaar moo ci am doomu jàngoro bi ñaar ñooñu ak ki feebar génne wuñu leen hôpital bi ndax hôpital bi am na barab bu fi nekk moo am si ñu am Covid lañ ko jëbal ko comité national bi nga xam si seet nañ ne amuñu doomu jàngoro ji ñooñu dañ leen a war a ber fii fukki fan ak ñeent waaye ni ñu leen bere ñaar la ndax malade yi nekk ci service bi ñu leen doon faj seenum faj dañ ko doon wéyale te bu ñu ko bëggee wéyale dañoo waxtaan ak gouverneur ak comité national bañ may ñu juróom ci liggéeykat yi ñu ber leen fii ñu ci biir hôpital waaye nag matuwaay yi ci war a am yëpp am na ci juróom-ñeenti malade yi fukki malade yi ak ñett ña nga fa juróom-ñett yi leen doon duggee ña nga fa ñu ci des ñëpp yóbbu nañ leen ci hôtel la comme ni ko sart bi tërale donc mbir mi xëy na tiis na waaye mën na fee gën a tiis bu fekkee ne hôpital bi la ko ci war am na lu ci sikk hôpital bi moom bu bay na ci waram bu mat sax moo tax tey jii suñu xel dal na ñoo ngi dalal xel nit ñi di leen yëgal hôpital principal moom ñoo ko moom nit ñee ko moom ñu leen fi nekkal matuwaay yi sax boo gisee négunu ba lii am na soog koo jël ndax noonu xamoon na ni lii lu mën a nekk la ba tax na teel a nañoo jël ay matuwaay yi lool matuwaay yi moo doon ku nekk xam na Sénégal nit ñi ni ñu warloo seen bopp dem seeti seen bopp mu feebar waaye terewul ñun tam bëgg seen sécurité taxal nañu visite yooyu arrêté nañ ko depuis le début consultation yi xam si yu mën a na ñàkk la nee nañ leen ñu nit même ñi ñu war a opéré te seen opéré laajul jàmp ko laaj dañ la wax ñu xaar loolu boole ko nag lépp lu jëm ci wàllu faj mi hôpital bi mi ngi ci biir dañ ko war a njëkk a jàngat mooy yokk suñu pastif ci nu ñuy saytoo hôpital yi ak ñi fi ñëw yokk suñu pastif ci nu ñuy aaree nit yi liggéey ma wax ci dolli ni bis ba mu amee laa woo bàyyi malade bi boppam woo naa papam dalal xelam ca la koy faj dalal xelam tam ni ko li mu war a leen fii hôpital bi ci wàllu fay baal nañ jéggal nañ ko te fu mu nekk nii am na ci loolu aussi il faut ñu wax ko seeti malade ci hôpital nañ ko noppalu ci kanam ndax mën nga fay yóbbu feebar mën nga ko faa jëlee. voilà ñoo ko déggandoo muy leeral ya xam ne directeur hôpital principal indi na ko ci li nga xam ne moo fa xew yow tamit docteur Sokhna wax nga ko léegi yéen mi sax daanaka lii du sàggan ndax balaa ñu dugg ci émission bi léegi nii sax dégg neen France sax am na nga xam ne dafa demoon pour nu jox ko xol cœur greffe de cœur bu mu toogee ni mu toogee noonu pour def greffe de cœur moom tamit Covid 19 bi jàpp ko ba ndeysaan maaritaal mu ñàkk ci bakkanam pour expliquer que yëf yi du sàggan virus bi moo demee te yow tamit yaa ngi koy wax léegi yàggul naa yéen tamit da ngeen exposé ndax ku feebar wala ku santi dara si yéen lay njëkk a ñëw. dëgg la loolu moom lu am la Ramata xanaa di ñaax nit ñi rek ñu gën a respecter mesures barrières yi comme nee nañ ku yëg dara bul déplacé bul dem fenn parce que feebar bi wàlleem dafa gaaw trop su ko defee ñu boo yëgee loo xam ni vraiment jaaxal na la bul déplacé bul dem pharmacie bul dem fenn donc boo toogee boo wootee dinañ la jël si ñëpp respecter mesures barrières yi may tamit encourager pharmacien officine yi ci liggéey bi ñu nekk parce que Ramata bi mbas mi commencé ba léegi pharmaciens yi dañu am ay collectif au niveau de chaque zone collectif bu nekk organisé na dem na def don ci dispensaire bi wala centre de santé wala poste de santé sur l'étendue du territoire national
nee naa la ñu ngi au devant malgré tout malgré personne wala sujet à risque lañ yu ñu mën a indi jël nañu ñu ni suñu matuwaay def nañ suñu ay mesures barrières takk nañu masque fexe ni ngi fexe ba nit ñi respecter distance yi parce que xam nañ ni pharmacie nit ñi il faut que ñu xëy di fa ñëw il faut que ñuy wut si ay conseils kon vraiment ñi ngi gën a encourager pharmaciens yi yëpp nag gën a mobiliser incha allahu xeex bi xam naa ni am nañ ci place te place boobu dinañ ko matal sëkk parce que ñi ngi fépp ci Sénégal. jërëjëf docteur Sokhna Ndiaye dégg na bu baax kàddu yu rafet yi malheureusement émission bi moo xaw a tiré à sa fin parce que dañu am yeneen rubrique vraiment mu indi nu ay leeral yu baax yi nga xam ne soxla nañ ko si mbiru pharmacien ndax wax nañu rôle pharmacien ak li nga xam ne soxla ngeen ko xam si mbiru masque yi ak garab yi nga xam ne yéen nañ koy soxla si période Covid 19 bi. dañu def nag lu dul fële sa chapiteau bi fekk fa sunu naataango di Oumou Kalsoum Sall fekk ko foofu ngir Allo Diaspora Oumou Kalsoum Sall na nga def. Ramata maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokku téléspectateur yëpp di am mbégte bu baax dellu siwaat tey tamit ci seen rubrique Allo Diaspora. waaw tey fan nga nu jëmal ak loolu fa indil. waaw suñu rubrique Allo Diaspora tey nag day dem ba ca réewu Brésil nag ñu fas yéene fekki fa ambassadeur bi fa toogal Sénégal de son excellence Fat Bintou Correa moom nag la ñu fas yéene waxtaanal tey ngir xool rek situation bi ci réew boobu ci jamono yi nga xam ne ni ñoo ngi dund daanaka fépp feebar bi di Covid 19 moom nag la ñuy waxtaanal tey jii excellence maa ngi lay nuyu. madame Sall maa ngi lay fay. alors di am mbégte bu baax fekk la foofu noonu ci Brésil yow yaay ambassadeur Sénégal bi fa nekk ñu bëggoon xam rek excellence ndax feebar bi dugg na ci réew boobee di Brésil. waaw fi mu ne nii ba tey nii ñu ngi nekk ci situation bu xaw a doy waar quand même parce que nombre malade yi ñu ngi continuer di yokku fii ci Brésil ñu ngi commencé bëri ndax Brésil dafa xaw a rëy wax dëgg yàlla juróom 27 états la li ñuy wax 26 ak fi ñu nekk ni capitale muy 27 donc mu nekk réew bu rëy nekk réew boo xamante ne pratiquement passage la diggante yeneen dëkk yi ak yeneen pays Amérique latine donc li fi dugg ci étranger ak li fi am ay mouvement dafa bëri fekk na loolu moo waral loo mën a expliquer au départ li ñu am cas yu importé yu bëri mais fi mu nekk nii cas communautaire yi tamit mi ngi bëgg a bëri parce que dépassé na 40 000. au total tey jii ñi amee feebar bi foofu ci ñaata lañ toll. ñu ngi ci biir Brésil egg nañu 42 000 malades à peu près mu am ay 2000 un peu plus de 2500 yu ci décédé à la date d'hier donc chaque ngoon chaque guddi dañ def point actualité mais ba démb ñu ngi nekk ay 2500 décédés ci 40 000 malades. D'accord alors excellence est-ce que loolu waral na rek ñu jël fa ay mesures yu spéciales ni ko réew yu bëri defee ngir rek mën a xeex ak feebar bi. je crois que Brésil li mu décidé à part São Paulo nga xamante ne moo gënoon jéggi dayo ak Rio de Janeiro xëy na ñoom ñoo ko defoon li ñuy wax confinement loolu mooy tere nit yi jigéen ndax yooyu mais yi ci des lu mel ni comme fii ci capitale bi dañu tëj yenn magasin yi état bu nekk effectivement comme nee naa juróom 26 états la état bu nekk am na ay mesures yoo jël ci ce niveau pour wàññi propagation bi distance sociale bi ci la bokk raxasu loxo yi ci la bokk semi confinement bi ci la bokk. d'accord xam nañ ni réew la boo xam ne tamit doomu Sénégal yaa nga fa déjà mënoon nañ xam seen lim ci ñaata la ñuy toll doomu Sénégal yi nga xam ne ni ñoo nga fa. waaw bu ñuy compter ci ñi nga xamante ne par exemple enregistré wu nañu ci ambassade bi ñu ngi toll ci 7843 mais du ñàkk mu am ñoo xamante ne bëgg ñu ñëw ambassade pour demander pour am carte consulaire.
d'accord alors 7000 yu teg muy juróom-ñaari junni doomu Sénégal yoo xam ne ni ñoo ngi foofu ak lu teg nombre la bu takku tey jii lan la ñu mën a jàpp ci ñoom ci jamono yi nga xam ne ni ci crise sanitaire lañ nekk. à part Brésil maa ngi couvrir Chili ak Pérou mais Venezuela ci la bokk Argentine ci la bokk donc ñu ngi ñaan yàlla ñun ñëpp nekk nii parce que amaguñu benn cas Covid ba fi may wax ak yow nii amuñu malade Covid amuñu décédé Covid xëy na am na ay décédé ci fan yi passé mais kenn amut nekkul affaire Covid 19 donc ñu ngi sant yàlla bu baax. ci jamono yi tamit xam nga ni Sénégal feebar bi dugg na fi excellence ci bokk na tamit ci mesures yi nga xam ne ni président Macky Sall jël na ko bokk na ci jàppale tamit ñi nga xam ne ni ñoo ngi ci diaspora bi fu ñu mënti nekk nag te rek feebar bi impacté seen nekkin foofu nguur gi andil leen aide bu jëm ci ñoom est-ce que Brésil yéen aussi vous êtes concerné ak nan ngeen accueillir boobee mesure. damay rafetlu pour commencer mesures yi monsieur le président de la République jël pour assister diaspora sénégalaise parce que boo xoolee par exemple rek fii ci Brésil ñu ngi Brasilia si ñu ngi toll ci 138 missions diplomatiques donc 138 pays ñoo fi représenté à Brasilia boolewuma ci nag consul généraux yi ak consul honoraire yi nekk ci yeneen état donc ci 138 pays yooyu pays africains yi 35 lañu 35 ambassades africaines ñoo fi nekk mais ba fi may wax ak yow nii Sénégal rek moo fi am programme boo xamante ne dafay jàppale diaspora am donc xam naa ne lu ñu war a xeeb ñun évidemment waa administration bi duñ ko xeeb mais xam naa ne tamit suñu mbokk waa diaspora bi xam nañ ne que mesure bu importante la parce que ñoom am nañ ci ay xarit yu nekk yeneen dëkk te gis nañ ne que lu ñu am nii li ñu mettre en place ñoom amuñu ko donc duñu mën a lu dul rafetlu mesure bi monsieur le président de la République jël pour jàppale diaspora bi. voilà kon nag excellence maa ngi lay jaajëfal bu baax. merci beaucoup. voilà Ramata kon mu nekkoon son excellence Fatou Bintou Correa moom nag mooy ambassadeur Sénégal bi nekk foofu ca Brésil gis nañu ne ci situation bi foofu ci réew mi feebar bi dugg na fa bu baax a baax ndax fu mu nekk ni weesu nañu 42000 cas te ñi nga xam ne ni tamit faatu nañ ci ñoom it ëpp na ñaari junni nit yoo xam ne ni faatu na ci waaye nag wax na ko doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo nga foofu amu ci kenn koo xam ne ni signalé nañ leen ni amee na feebar bi tey gis nga ko rafetlu na it li nga xam ne ni moom la nguur gi décidé jàppale ko diaspora bi wax na ko léegi foofee mu nekk ci représentation yi nga xam ne ni ñoo nga fa diplomatique toll nañu weesu nañu fanweer nee na bu fekkee ni Afrique la ñu jóge waaye daal Sénégal rek moo amagum programme bu ni mel mu di nag programme bu am solo ci ni mu ko waxee boo xam ne ni tamit rafetlu nañ ko foofee ca Brésil kon nag Ramata tey lii lañ leen andiloon ci seen rubrique Allo Diaspora dañ jox rendez-vous ëllëg incha allah. jërëjëf Oumou Kalsoum Sall jërëjëf si leer yi ñu indi la foofu sa Brésil ñu ngi gërëm tamit bu baax excellence madame Correa mi nga xam ne nangu neen ñëw teew si émission bi Covid 19 mbas mi ñu tourné si sunu beneen naataango di Fatou Sakho ñu ngi lay dalal bu baax si émission bi comme tous les soirs un réel plaisir de partager le plateau avec toi. alors dégg nga Oumou Kalsoum lu mu ne demal nañu ba Brésil yaa ngi ko ne waxtaanee Brésil tamit ñoom ñu ngi am ay cas mujj na ne cas yi mujj na bëri heureusement benn Sénégal. Je pense que vraiment ñàkk si bakkanam alors yow tamit noo gisee situation bi foofu yow. bon bonsoir à tous comme fépp rek ni ko feebar bi laalee ñu ñàkk yenn jumtukaay yi ñoom moo leen dal aussi parce que xam nañ ne population moom dem na ba si 212 millions environ moom mooy dëkk bi gën a rëy foofu si Amérique latine mais ñoom dañu yéex a gëm sax ne feebar bi dafa am même seen njiit seen bopp. Donc, et puis il y a eu beaucoup de tiraillements entre le ministre de la Santé, bi ñu wàccee bu yàggul ak président bi si ñu ñuy doxale donc ay quelques cafouillages yoo xamante bi ça a fait que
bon après jël nañ longueur par rapport ak zone bi ñu nekk yëpp mais bu ñuy xool seen population par rapport ak ñi nga xam ne ñoo am feebar bi environ 42 000 nga xam ne feebar bi law fa torop te lu ëpp genn wàll gi faj nañ leen parce que aujourd'hui ils ont 22 991 guéris sur 42 000 cas environ donc muy lu am solo malgré que am nañu retard am nañ ay dispositions yoo xamante bi comme le monde aussi jëloon nañ ko confinement mais fi mu ne ñu ngi naan déjà dañuy commencer déconfiner la capitale économique et puis dans 3 semaines aussi nit ñi dinañ lii te instruction yi ñu joxe ay 70% de la population ñoom ñoo koy suivre mais heureusement on sait que bon par rapport à la population daal bëreegul mais par rapport ak zone bi mu nekk jéggi na dayo progression Brésil am nañ fa sénégalais yu bare bari nag kon ñuy sant bu baax bi nga xamante bi kenn ñàkku fa bakkanam wala kenn ñàkkagu fa bakkanam tey seen nombre de décès mi ngi toll si 2588 maanaam ñaari junni yu teg juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett. merci beaucoup Fatou si leeral yi ñu dem ñëw si situation monde bi kon ba xam ne mu fi taxawee tey. waaw évolution monde bi boo gisee tey ñu ngi toll si 2 millions ak juróom-benn téeméeri junni yu teg fukk ak benn ak ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar lu toll si juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent fukki junni cas yu teg ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoom ñoo laale diggante démb ak tey ak feebar bi. bu ñuy xool loolu nag nga gis ne tey dafa wàññeeku bu baax par rapport ak démb parce que démb ñu ngi woon si ay 97 000 des cas exceptionnels mooy bi nga xamante bi soriwul 100 000 yi rek tey lu toll si fukki junni ak juróom-benn yu teg juróomi téeméer ak juróom fukk wàññeeku na si lu yokku woon démb donc ñuy sant bu baax a baax bu ñuy xool nombre de décès bi tey ci àdduna bi toll na si 5797 maanaam juróomi junni yu teg juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar mais li fi gaañu yëpp nag si àdduna bi depuis feebar bi commencé ak léegi toll na si 181 235 donc bu ñu xoolee décès yi diggante démb ak tey aussi évolution bi wàññeeku noonu lu toll si 2049 démb vraiment c'était une journée forte une journée de tension bu ñu gisee ñi wér toll nañ tey si 714 319 juróom-ñaari téeméeri junni yu teg fukk ak ñeent ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñeent kon ñuy sant bu baax ñi nga xam ne ñu fi dund tey ak doomu jàngoro bi ñu ngi toll si 1 718 017 maanaam million ak juróom-ñaari téeméeri junni ak fukk ak juróom-ñett yu teg fukki cas ak juróom-ñaar loolu mooy situation globale monde bi. waaw naka la taxawee tey si dëkk yi foofu. waaw si dëkkaan yi ba tey bu ñuy xool États-Unis moom moo nekk si bopp bi Espagne topp si Italie ak France ñoom ñoo nekk ba tey si peloton bi seen décès yi bu ñuy xool évolution yi bariwul tey ku mel ni États-Unis enregistré na lu mot si 2818 décès tey yokku na quand même par rapport ak démb lu toll si 1478 Espagne ay décès moom toll na si 435 tey Italie ay décès mi ngi toll si bon bu ñuy xool démb ak tey démb mu ngi amoon 2585 tey on n'a pas trop suivi l'évolution mais pour la France tey enregistré na lu toll si juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti décès tey. d'accord ñu dem si Moyen-Orient tey da nga dem Moyen-Orient. waaw dañu dem Moyen-Orient parce que de plus en plus dafay baax comme niñ koy defee ñetti fan yi wala ñaari fan yi ñu xool yeneen àdduna yeneen partie monde bi aussi même bu dee nekkuñu ay tension yu très très forte xam nañ ne feebar bi aussi laal na daanaka àdduna bi yëpp ku nekk am nga ci sa wàll bu ñuy xool partie bi nga xamante bi moom mooy Moyen-Orient te mu toll si buñ koy xayma fukki dëkk ak juróom lu toll si ñaari téeméeri junni ak fanweer ak juróom benn yu teg ñetti téeméer ak juróom benn ñoo fa am feebar bi ñu ngi faj nag 87 181 personnes wér nañ fa décès yi xaw na kii tuuti takku toll na si 8277 ñi nga xam ne ñoo fay dund ak doomu jàngoro bi toll nañ ci 136 044 foofu nag Iran dafa nekk un peu exemple parce que moom tey bu ñuy xayma li nga xamante bi moom la am ci ay cas ak ñi nga xamante bi ñoom la faj dépassé na lu baree bari ñi nga xamante bi ñoom ñoo fa yor doomu jàngoro bi tey bu ñuy xool ñi fa actif toll nañ si 18 540 mooy naam ñi fay dund ak doomu jàngoro bi alors que ñu ngi am lu toll si 85 996 cas kon y a une grande différence donc faj nañ lu toll si 60
965 si 80 000 donc Iran malgré que feebar bi amoon na fa doole ñi fa dee xaw nañu bari mais tey ñu ngi contrôler même si on dit que tey Iran dafa fëtalu si Moyen-Orient bi mais Turquie nag daf ko passé alors que moom moo nekkoon devant presque 5e mondial wala 6e donc Iran mi ngi def ay efforts yu bari si feebar bi. si sunu continent. donc bu ñu xoolee Moyen-Orient Turquie moo fa jiitu gis nga mi ngi nii démb ñu ngi leen di wax ne Turquie moo jël place Iran depuis quelque temps Iran moo si topp Israël ak Arabie Saoudite moom moo fa gën a néewle ñi nga xamante bi ñoom ñoo fa yor doomu jàngoro bi. D'accord. bu ñu ñëwee si Afrique suñu continent bi bon ba tey comme yeneen fépp si àdduna fi dafay am ay évolution tey nouveau cas yi toll nañ si 335 ñi nga xamante bi ñoom ñoo fi autant pour moi maa ngi ci Afrique du Sud dafa parce que loolu moom day doy waar bu ñu àggee si loolu dafay neex trop mais nag tey ñu ngi enregistré lu toll si 55 décès diggante démb ak tey am na évolution quand même si 35 cas ñi nga xam ne ñoom ñoo fiy dund ak doomu jàngoro bi toll nañ si 17 559 ça veut dire que ñu ngi faj ñi ñu fajagum toll na si 6 785 nouveau cas yi diggante démb ak tey lu toll si junni ak ñeenti téeméer ak ñaar laale nañ ak doomu jàngoro bi bu ñuy xayma globalement ñu ngi nii 25 570 cas ñoo fi am. D'accord naka la taxawee si dëkk yi. voilà Égypte moo jiitu encore jëlaat na place am. mi ngi nii ak ñetti junni cas yu teg juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent décès yi toll na si 276 bu ñuy xool démb ak tey nag liñ fi deele mot na si ñaar fukk ak juróom benn nit yoo xamante bi ñoom ñoo yokk si li ñu amoon tey lu toll si ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ñoom ñoo fa laale ak feebar bi Afrique du Sud mi ngi si 2e place bi mi ngi si 58 décès ba tey depuis ñaari fan nag amuñu benn décès alhamdulilah mais am nañ ñu bees ñoo xamante bi toll nañ si ñetti téeméer ak fanweer ak juróom yoo xam ne laale nañ ak doomu jàngoro bi Maroc moom tamit ci ñaari fan yi mi ngi noonu 387 cas Algérie 192 ba tey moom tamit moom moo jiitu ci ñi nga xamante bi ñoom ñoo yor ndeetali mais mi ngi góorgóorlu bu baax a baax si maintenant contamination bi lu toll si fukki nit ak juróom-ñett nag ñoom ñoo fa ñàkk seen bakkan si diggante bërki démb ak tey. ñu ñëw si CEDEAO. CEDEAO 6012 cas la ñu toll booy xool mi ngi noonu décès yi toll na si 150 nouveau cas yi démb ak tey toll nañ ci ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-benn ñu xool ne ba tey Ghana moom moo fi jiitu si ñi nga xamante bi ñoom la feebar bi gën a jàpp. mais gënu fee loru ndax nag mi ngi toll juste si 9 décès la am ba tey bu ñuy xool am na léegi junni ak téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci ay cas Côte d'Ivoire moo ci topp léegi mu fekk si Ghana si junni bi parce que juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak benn si nit am nañ fa doomu jàngoro bi foofu sa Côte d'Ivoire mais nag tey moom enregistré na ñetti décès yu bees Côte d'Ivoire voilà pour le Niger 657 cas juróom benn téeméer yu teg juróom fukk ak juróom-ñaar foofu nemmeeku wuñ fa tey benn décès mais xam nañ ne si Afrique de l'Ouest bi tey aussi Nigéria enregistré na ñetti décès Mali tamit ñetti décès Sénégal benn décès Burkina aussi benn décès. ñu ñëw kon si Sénégal. waaw Sénégal bu ñu ñëwee ñu gis ne ñi fi laal si doomu jàngoro bi tey toll nañ si ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar cas actifs yi maanaam ñiy dund ak doomu jàngoro bi toll nañ si téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar. ñi fi jot a wér ñu ngi toll si ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñett ñi nga xamante bi foofa la law ci biir réew mi toll na si ñaar fukk ak juróom benn district parce que nag ministère bi dafa daggate réew mi ay district région yi toll nañ si juróom-ñeent ñoo xam ne ñoom ñoo laal ak feebar bi 6 décès la ñu am biig la ñu am beneen bi wala tey ci suba la mooy juróom-benneel bi. waaw benn bi waaw démb la. waaw démb ay vers 17h. ci guddi lañu jot ay en tout cas man laa jot communiqué bi waaw dañ si teelu ta jot cas communautaire yi tey encore démb benn lañ amoon mais yéegaat na ba ñeent te moom la ñëpp di daw fi ñu leen ràññee tey cas communautaire yi Mbacké la ñeenti cas yëpp Mbacké lañ leen fekk bu ñuy xool par région Dakar ba tey moom moo jiitu
am na 16 nouveaux cas 238 bu ñu koy dajale muy ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñett Diourbel mi ngi si 44 cas ñeent fukk ak ñeent yokkule na ñett tey Tambacounda yokkule na juróom-benn mi ngi toll si fanweer ak juróom-benn Louga yokkule benn mi ngi toll si fanweer ñi ci des bougé wuñu. d'accord ñu ñëw si conseil pratique tey lan nga ñu indi la nga xam ne war nañu dimbali pour ñu aar suñu bopp si Covid 19 bi. alors li ñu indi sa benn xaritu médecin la xam naa yaa may wax turam dañu ko indi ñu ñëw d'abord ci lekk gi parce que léegi comme am nañu cette fiche là ak association bi nga xam ne ñoom ñoo yor affaire u lekk fii ci Sénégal day baax ñu jox aussi nit ñi ay jumtuwaay yoo xam ne dina leen mun a dimbali ci naka la ñuy munee gën a aar seen organisme seen yaram pour si jamais doomu jàngoro bi dugg na si ñoom mu bañ leen gaaw a mën dafa am démb ñu ne vitamine D tey ñu ne dafa am ay acide yoo xamante bi dañ koy soxla ci yaram wi loo xam ne dafa baax bu baax aussi si cerveau bi moom mooy ay acide xaw ma nuñ koy waxee 3 ak 6 dañ koy fekk si ay ñam yoo xamante bi jën boo xam ne mel ni dafa duuf ci yooyu lañ ko gën a taamu gis ko si lu mel ni ay amande ay nambaras ak yu ni mel ci nen aussi ñu farataal ko baax na ci période bi amaan yaa ngi noonu ñuy gis waaw yooyu ñuy soxla mooy oméga 3 ak 6 nen sardine amande noix d'acajou maanaam darkase bi voilà c'est ça ak ay kii nu mu tudd maquereau façon mu jën la moom tamit ak bi ñuy wax sardine d'accord lu am solo waaw sardine da am na ci dëkk wax dëgg yàlla sardine am na fi bu baax waaw ñu ñëw ci coronews wala waaw bu la neexee dama bëggoon ñu gis sa waa jooju nga xamante ni ñuy woon un peu naka la ñuy kii parce que comme ñu ngi si masque yi nag masque yi mooy actualité réellement mi ngi wone naka lañ koy takkee parce que lii lu am solo la parce que masque yi moom comme nee nañ mooy dernière mesure bi daanaka xanaa fi nga xam ne directement nit ki mun na def mesure barrière ak feebar bi donc day baax ñëpp xam nuñ koy jëfandikoo jamono bi gis ngeen ko wane na sànq niñ koy takkee weñ ji féete ci kaw mu teg ko teg ay lunettes am français lay wax moo tax mënuñu koo teg mais li ci intéressant mooy def ko lonki ak élastique bi moi c'est ça qui m'a séduit ce geste parce que boo takkee masque bi ñenn ñi pour naan wala dara da nga koy def ci sa suufu bakkan alors que pour nga yégalaat ko day jafe et là da ngay souiller masque bi voilà moo tax moom lonki bi mu ko lonki par exemple mun nga bëgg a naan voilà donc boo ko lonkee rek laal ci élastique bi laaloo fenn ça veut dire sa loxo du contaminer masque bi te yow tam bu dee fekk doomu jàngoro baa nga fa du la contaminer donc lonki boobu lu am solo la léegi nag aussi war nañu gën a pousser parce que ñu ngi jëm ci weeru koor nit ñi dañuy jàpp nit ñi dañuy julli à tout instant naka la ñuy mun a utiliser masque bi ba nga xam ne du souiller te farata yi ñu war a def aussi dañ koy def bon sànq ñu ngi doon testé man ak solo ma ne ko da ngay dem nga jàpp nga bàyyi sa masque ndax di nga ko mun a effectivement dem na mu def ko mu ñëw xam naa dinañ ñëw ak yeneen démonstration parce que de façon pratique aussi il faut ñu mun a dund ak masque bi voilà warul nekk benn contrainte boo xamante bi day tax dootoo mun a def li nga war a def yëpp donc naan dafa am soxla lekk dafa am soxla te nit ñi dañuy yendu si mbedd mi donc dafa am solo tey kontaan naa si li ñu indil tey parce que keroog indi nga nu si mbirum lekk bi tey nga indilu si lii kontaan naa trop si li ñu indil tey coronews nag tey daf ñu indil encore nouvelle bu neex encore tey waaw Albert de Monaco temps yële diffusé woon nañ fi ne feebar bi daf ko jàppoon ba ñu si lañ commencé woon daan wax naan amul buur amul baadoola ñëpp lay jàpp mais moom sant mujjee na mucc si doomu jàngoro bi ba génn na wér na bu baax bi mu si jógee nag vraiment xam naa dafa jël ay mesures yu am solo pour réewam daal di wàññi carrément train de vie de l'État comme niñ koy waxee de 40% ba pare jël ay jumtuwaay wala ay fonds yoo xam ne daf ko jagleel ñi nga xam ne aujourd'hui ñu ngi nekk en chômage un peu comme Sénégal ni mu def mais ñoom xaalis lañ ko jox nit ñi directement ñi nga xamante yëpp seen liggéey dafa ralenti dematuñ ñu jox leen ay pécule waaw ñu ñëw léegi ci OMS mooy kuréel bi yore mbirum wàllu yaram tey dafa naa da nga indi mbirum masque de ci OMS masque rek waaw temps yi masque rek la ñuy wax léegi comme sànq ni ñu doon wax am na ñoo xam ne bu ñuy dindi seen masque mun na ñu laal ko d'une manière ou d'une autre saa yoo laalee masque bi si partie bi nga xamante bi waroo ko fa laal boo paree jëlal sa alcogel wala nga jël sa saabu nga daal di defaraat say loxo ba mu baax parce que
ñëpp mënuñu téye seeni loxo ñu ngi doon wax naan ñu bëri dañuy tripoter masque yi alors que boo ko takkee rek boo génnee ça veut dire qu'il y a possibilité doomu jàngoro bi taxi donc foo ko laalal hydroalcool bi wala nga raxasu ak saabu ba set loolu la OMS wax. merci beaucoup Fatou ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di gërëm ñi nga xam ne ñoo fi teew bés bu nekk du ñu jàppale ngir ñu mën leen présenter émission Covid 19 mbas mi di sant tey nag dañu def clin d'œil à tous les Sénégalais yi nga xam ne ñoom ñooy taxaw bés bu nekk jàppale gouvernement jàppale état bi ci xeex Covid 19 bi ñi nga xam ne ñu ngi respecté mesures barrières ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci sensibilisation information bi yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal guddig jàmm.